ak ci yéen. kon mbokk yi gannaaw bañ leen nuyoo bi nga xam moo gën a sell vidéo yi amati nañu mbégte bu rëy di dellu si waat ci seen émission bii di jàkkaarloog askan wi jàkkaarloog askan wi ni moo koy faral di waxee émission la boo xam ne ni yéen askan wi yéen a ko tax a jóg dañuy sol suñuy dal fekk leen ci seen biir gox wala sax ñu fekk leen ci seen biir barabu liggéeyukaay dajale leen waxtaan ak yéen ci seen i jafe-jafe su ko defee ñuy jéem a xool ana yan pexe ak yan yoon dañu war a mën a jaar ba jëm ci indi saafara tey jii nag seen équipe bu jàkkaarloo askan wi dafa seqi ay jéego ñëw fii ci département bu Tivaouane ci commune bi ñu naan commune Taïba Ndiaye wuy si wooteeb collectif pour la défense des intérêts de la commune de Taïba Ndiaye di maanaam kuréel gi nga xam dafa taxaw ngir sàmm ak taxaw lépp loo xam ne moomeel la te gox bi Taïba Ndiaye moom ko ñoom ñooñu fi wootee ñu wuy si leen émission bi nag ñu ngi ko defee ci gox bi nga xam moom la ñu naan Taïba Mbaye di dëkk boo xam ne nii mu ngi nekk ci biir commune Taïba Ndiaye lu mu néew lu ci tolloog 3 junni ci ay doomu aadama ñu ngi fi yeewoo boo xoolee ci bëj penku ICS moo fa nekk bëj soow zone des Niayes la nañ jàpp ne digganteem ak département bu Tivaouane mu ngi toll ci juróom-ñeenti kilomètres kon ci dëkk boobu la tey ci la ñuy amele cette émission bii di jàkkaarloo askan wi kon wuy si comme ni mu ko waxee sànq rek woote collectif pour la défense des intérêts de la commune de Taïba Ndiaye kon laata ñoo dugg ci émission bi dama fi nekkee ki nga xam moom moo jiite collectif bi di Cheikh Diop dañ koy jox d'abord kàddu gi mu nuyoo su ko defee ñu daal di dikk ak yéen ci biir émission bi kon Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar ñoo ngi lay nuyu di la ziar di am satisfaction par rapport ak li nga xamante ni nii mooy ñëw gi Walfadjri ñëw fii ci commune Taïba Ndiaye loolu nag du hasard ndax groupe Walfadjri pratiquement émission bii di jàkkaarloo bi bari na zone yu mu dem ci Sénégal di fa xeex lu mel nii mu tax mu ñëw fii ci commune bi di ko xeex loolu sans plus tarder dañuy entrer en matière rek ñu dugg ci développement yi ndax temps bi mayuñu ko ca li ñu war a wax dafa bari ca ñi ko war a wax aussi ñoo ngi fi di xaar kon bismillah. jërëjëf Cheikh ci introduction bi léegi dañu ñëw léegi ci collectif pour la défense des intérêts de la commune de Taïba Ndiaye yi di ab kuréel goo xam ne ko tax ngeen ko taxawal ngir jéem a sàmm ak a taxaw lépp loo xam ne ni moomeel la loo xam ne nii Taïba Ndiaye moo ko moom ndax mën nañoo xam lan moo leen poussé ba ngeen taxawal collectif bu ni mel. waaw lu ni mel nag li tax ñu taxawal ko lu jóge la ci askan wi ndax commune bi yëpp ñoo am lu leen naqari ñoom ci seen bopp ñu dox ñëw tiis nu ko ñun ñii di seeni doom ñu xam ni lii jaaduwul ñu ni duñ toog di ko seetaan dañuy jóg dugg ci gox ak gox-goxaan yi recueillir ay information ci ñi nga xamante ni ñoom lañ teg li nga xamante ni mooy naqar wi ñu laaj leen seen avis par rapport li nga xamante ni moom la ñuy dund ñu jox ñu ko ñu recueillir information yépp composer un document woo leen fii ñu toog nii tey jii le 15 juin ñoom ñëpp ñu joxe seeni témoignage oral ñoom ñëpp aussi ñu won li nga xamante ni mooy la réalité du terrain ñu composer ko un document sur place ñu créer collectif bi ci collectif bi encore dinaa ko leeral pour askan wi xam ko collectif la boo xamante ni nii man bi ma koy taxawal maa ngi ci ànd ak ku ñuy wax Gilaay Guèye bi ñu koy taxawal nag on a fait un travail intellectuel un travail extrêmement difficile et c'est pas du hasard on est allé faire une répartition sectorielle au niveau de la commune ñu wut chaque entité ñu wut fa ay représentants ñoom ñoo nekk ni sama ginnaaw ñoo ñëw ici présent kenn ku ci nekk également am nga ci ñu la affilié yabal la nga ñëw pour porter la parole par rapport aux sections li leen tax a jóg nag ñun en réalité ñetti point la lañ ko mën a tënk mais lii la dénominateur commun mooy caxatee gi ñuy caxatee suufus gox bi ci anam bu ne muy côté foncier bi muy côté entreprise yi beneen bi ci topp nag mooy la situation des ICS et je pense que am na ñu fi nekk
jóge ci ay goxaan yu mel ni Gàdd ak Ngomeen ñoo ma gën a xam li nga xamante ni moom la ñuy dund dinañ ci ñëw leeralal ko askan wi. dafa ñu ñëw ci problème situation ICS parce que dem nañ ci terrain bi gis nañu loo xam ne yaakaar nañu ñoo ci teg suñu bët tey ku ñu waxoon ne lii ay doomu aadama ñu ngi koy dund yaakaar naa ne doo ko mën a gëm mais def émission jàkkaarloo askan li ko tax a jóg mooy leeral ñoom dem nañu ba ci dëkk yooyu nga wax te incha allah rabbi ci kanam ci daañu dellu si waat léegi ñëw par rapport ak caxat-caxatee bi nga xam moom nga ne moom la ñu caxat-caxatee seen suuf si caxat-caxatee maanaam ci naka ci anam bu ne ak ñan ñooy caxat-caxatee seen suuf voilà ci anam bu ne ni mu nekkee mooy ay entreprise yu mel ni mun naa ci lim ñett ba ñeent bi njëkk bi mooy Sénélec ñaareel bi mooy parc éolien bi ñetteel bi mooy Tobène Power ñeenteel bi mooy ICS benn bu ci nekk mun naa ci ñëw en détail pour leeral ko. ci bismillah. mais amaana ñi nga xëy ñoo koy dund ca ñëw taxaw fii. dinañ ci ni ma koy leeral nag damay commencer d'abord ci Sénélec. Sénélec dafa ñëw fii nekk benn centrale boo xamante ni day def distribution bi mu ñëwee ñu jox ko fi 53 hectares mu war koo aménager. ci biir 53 hectares yooyu mu jël ba jël maanaam dëkk yi nga xamante ni ñoo nekk aux alentours li nu moom waaye bi muy def distribution dafa dem ba à un moment donné Sénégal nekk dans une situation de crise énergétique ñu indi fi beneen centrale bu tudd Tobène Power boobu bi mu ñëwee Sénélec 53 hectares yi mu jënd ci askan wi ci moomeel askan bi c'est moins de 1 milliard je devrais dire une demi-milliard mais si biir 53 hectares yooyu il a pris 5 hectares mu jaay ko Tobène Power à un chiffre supérieur et largement supérieur par rapport ak li nga xam moom la indemniser population on a les chiffres et on peut les démontrer li mu ko jëndee nag ëpp na 5 milliards ci alalu ak moomeelu askan wi am na ñoo xamante ni nii ñu ngi ci mbooloo mi seeni kër dañ leen a déplacé ca kenn indemnisé wu leen am na ci ñoo xamante ni également fi ñu doon defee seeni travaux maanaam ñi nga xamante ni ñoo doon lakk ay ànd dañ leen faa jëlee yóbbu leen ci àll ba foo xamante ni ñoom pour rien que pour ñu def déplacement ça pose un problème loolu mooy situation Sénélec am na yeneen détails yoo xamante ni nii ñi nga xamante ni ñoo jóge ci gox-gox ak goxaan yooyu dinañ ko leeral parc éolien bi rek ci laay daanu si moom c'est le champion c'est le principal prédateur foncier je dirais moom dafa ñëw ni moom it courant ko tax a jóg mu def étude du milieu xam ni fii am na centrale de distribution bu defee production am du am un problème de transport mu installé fi entreprise am jël ay piste yu dul jeex ñun on a les images et ça va être une illustration par rapport à nos allocutions moom bi mu ñëwee dafa natt tooli jàmbur yi bi mu leen nattee mu ne au départ moom 12 mètres lay jël de piste de largeur léegi nii dem na ba 32 mètres sans compter nag dérive yi nga xamante ni nii def na ko ci biir tool yi loolu bu doon sax da koo jël fay nit ñi laa amul problème mais anam bu ko neex te li ci gën a doy waar ci nekk le principal problème mooy dafa fay sans traçabilité te je pense que administrativement adduna bi dépassé na fu ñuy jóge di indemniser ay nit te joxoo leen benn këyit buy mandarga ni ñii kat lii ak lii mooy wane ni en fait lii chiffre yi leen séq nangam laa leen fay voilà les preuves. mais lu tax borom tool yi bañ nangu loolu ñoom it. ñàkk a xam. ak ñàkk noo du bëgg xaalis. dañ leen a jaay doole. ñu dem ba sës. man dem naa ci koo xamante ni mën naa ko woo fii ci mbooloo mi mu taxaw. dafa ñëw fekk ñu jël ak mangoom goo xamante ni mango yi fii benn mango bu ci nekk bu ndox mi baaxee taw bi am mën naa reproduire génn au minimum 50 000 borom tool bi. ñu xëy jël ko indemniser ko moins de 50 000 je pense que loolu dinaa ko leeral suuf kenn mënu ko jënd. production bi am ci suuf ça date plus d'une période séculaire maanaam ay téeméeri at ñun fi leen fekk suuf si mu ni servir ñu ciy dund bu ñu évalué woon bu ñu doon def sur 100 ans suuf si dina apporter 50 000 par mois par année boo ko évalué ay millions lay nekk pendant 100 ans et 100 ans dans l'avenir suuf si dafiy nekk
kon ku la wax ni mën naa indemniser suuf day wax lu ko neex il faut qu'on soit clair ñii dañu ñëw installé fi et dinaa ci revenir pour mu leer ñii fi ñëw ay entreprise lañ yore dañuy produire courant di nu ko jaay ñun Sénélec te Sénélec au moment où je vous parle il est dans une situation de crise pas plus tard que fan yii ñu weesu te dinaa ci saluer de passage parce que lii ñuy xeex au départ bi ñu koy def initiative bi fii ñu toog fi la Guy Marius Sagna toog accompagner ñu ci xeex bi et je pense que baax na mbooloo mi ngeen tàcc ko parce que instant bi mu ngi ci situation yu difficile voilà loolu nag bu ñu demee ba Sénégal ñu indi fi centrale de turbine de éolienne ñu def coût de financement bi à hauteur de 200 milliards mu war a produire courant dugal ko ci Sénégal dugal ko ci Sénélec dinu ko jaay pendant une durée d'un contrat de 25 ans ca nga bëgg nga bañ da nga leen di fay ñooñu lu ñu jël ci askan wi yaakaar ko war koo dundee je pense que war nañ leen ko mën a doole ndax ñii dëkkuñu fi de c'est des entreprises françaises ay multinationales lan ñoo xamante ni ci àll wa leen jógee li ni produire di ko jaay Sénélec revenu dañ koy delloo ca seeni dëkk kon bu ñu ñëwee fii fekk ñu lu ñu moom ñun duñ ko dundee war nañ buñ fu installé entreprise yi baykat yi gis seen bopp. mais sama question foofu mooy que xam nga aussi ñoom ay tubaab lañu rek. effectivement dañoo jékki-jékki ñëw am seen projet. am yéene jëmal ko ci benn localité. mais je pense bien que avant ñoo dem ci localité bi wax nga ko sànq dañuy def étude du milieu d'abord. te je pense bien que def nañ étude du milieu. effectivement xanaa ñëw yi rek jékki-jékki wax ne dañuy nangu toolu gars yi. imposer leen seen indemnité. merci jërëjëf ñoom li nu def dañu nax bi nu ñëwee danoo dugg ci dëkk bi ñu recenser tool yi waxtaan ak baykat yi kenn ku ci nekk ñu dig la loo xëy wér na leen duñ ko def au départ ñoom danu ni dama bëgg loolu aussi ñu leeral ko danu ni ñun kat dañ fi indi benn usine bu tudd parc éolien waaye dafa am ay tali yoo xamante ne day ànd ak turbines yi mu ngi nekk au nombre de 46 su ma juumul 46 47 su ma juumul ñu ni nag ñoom piste yooyu yuy jaar ci di relier turbine yi tool bu nu jaar amul calcul dañuy évaluer tool ba na mu toll ñu fay ko borom tool bi xam nga loolu buñ la ko waxee da nga naan ah xëy na dinaa ci amub xaalis. xéewal la waaye en retour bi nu ñëwee xool def seeni étude daal ba dem bi nu ñëwee fi télé bi jaar. loolu lan fay ca ku ne xam na ni tali ran wu xonk nga jaarale ko ci tool bu jàmbur mooy borom tool ba ñàkk na. tool ba yàqu na. au fait ñun dem nañu fa li nga xamoo di ca Ngomeen waaye la nga xamoon lañu fi gis dafa xaw a doy waar ndax dañu gis ne askanu jamono ji ICS gi daf leen a wër ICS gi nag di fa génne ni ñu ko waxatee sax benn xeetu saxaar goo xam ni maara deytaal yi dem ba nga xam ni daanaka dafay ruyroo sax li nga xam ne nii moom moo di zinc yi may sama laaj mooy que gox bu ni mel ana naka la fa nit mën a dëkkee maanaam gox bu ni mel ana naka la fa doomu aadama mën a dëkkee. ni nga ko posé noonu la ko population yi posé noonu la ko àdduna yëpp posé la fa xew moom pour man ngoon gi sax ëpp na ñoom ñu fay fanaan tey jii usine bi boo ko xoolee je pense que avec les images on aura les détails dafa nekk au cœur des ICS et en ceinture des machines. À l'intérieur de la poussière, dans les cuvettes, environnement est pollué. Population ya ñu ngi souffre et des maladies yoo xamante ni mun naa ni na ma yàlla baal mais lu nekk façon feebar bu nekk ma nga fay commencer di feeñ. Man j'ai vécu ça parce que hier j'ai été là-bas, j'ai été reçu par le chef de village, j'ai été reçu par les populations là-bas. Mais li ñu lay wax mooy ñun. fii sax am na fi jigéen ñoo xamante ni bu ñu demee ba toll ci yenn weer yi dañuy am problème ci seen wér-gi-yaram ci seen ëmb am na ci sax ñoo xëy dañuy avorter seen liir yi nag moom nee nañu ñoom de 0 à 5 ans duñ tàggoog soj mais bi ci gën a doy waar dinaa ci ñëw mooy chaque année ñu changé toit maanaam zinc yi rouille bi da koy lakka ba ñoom la nuit quand il pleut ci taw bi la ñuy fanaan
te loolu ñu ngi koy dund li ci ICS jublu nag c'est simple baleen foofu ñuy souffrir di souffrir ba ba mënatunoo tenir la situation ñu xool nu leen di indemniser ci indemnisation bi dinaa ci ñëw parce que village bi dëkk fii ngeen baal ma à côté Ndoyeen ñoom ci même situation bi lañ doon dund ñu xëy jële leen fa indi leen fii entre Taïba Ndiaye ak Daaf waaye damay laaj ku am dëkk dund fa 100 ans am nga fay tool yooyu bay di fa du ca dund buñ la xëyee jëlee la ca dëkk ba yóbbu la feneen ñàkk nga tool ya même boo amee buñ la joxee loo tabaxee kër fayuñu la ndax amatoo loo bay ca loolu ñoom ñu ngi koy dund fii kon je pense que li xew ca ICS ak Gàdd ak Ngomen lu état war a jóg ak ay solution daar ndax buñ ci jógul dey dinañ xëy fii di roñ ay nit di leen yóbbu. waaw parce que loolu moom d'ailleurs sax y avait des spécialistes yoo xamante ni ñëw nañ fa jël fa ay prélèvement ci atmosphère bi ak ci suuf si pour def ci ay tests pour voir ba xam li ñuy nooy ban impact lay am ci seen santé mais produits chimiques yi ñuy lekk ban impact la mën a am ci seen wér-gu-yaram ñu ngi xaar papier yi après su génnee suñ prochain plan d'action foofu leen jëm parce que ñun li ñu gëm mooy jàpp ñu industrie yi dañoo war a wàcc ci tali bi di xeex ak ñoom ay marche réglé wu ko on va leur dañ leen traduire devant les tribunaux et on là ñu ngi ci liggéey ak ay avocats dinañ leen jox dossiers yi ñu porter combat bi traduire devant les tribunaux ñu xool anam bi ñu war ko wàcce ko population yi pour régler le problème. am na yoo xam ne sax je pense bien que jarul analyse lu ne faa nga kenn du ko jeex xam nga luy jàpp seng moom di ko ruyal. kooku xajul ci nit loolu kay jarul sax di analyser quoi. jërëjëf Cheikh Diop ñu ngi lay sant di la gërëm ñu fàttali leen Cheikh Diop moom mooy président collectif pour la défense des intérêts de la commune de Taïba Ndiaye. loolu mu def nag introduction kese la daañu ci dellu soit ak moom ci conclusion yi léegi li ñuy def comme ni mu ko waxee woon sànq dañ jox kàddu gi ki nga xam mooy chef de village u Taïba Mbaye mu am ay kàddu yu mu ci rotal buñ ci noppee nag dellu askan wi kàddu gi su ko defee ñoom ñu yëkkati ay kàddu jëmale ko si jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la ñuy dund. askan wi ñoo ma yóbbante. salaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi nuyu ñëpp man la Madjembou Sawaré représentant chef de village Serigne Djili Mbaye. comme ni ko président waxee Cheikh président du collectif xam naa énuméré na de manière très brève problème yi commune Taïba Ndiaye. dëkkuwaay nag mënul ñàkk problème comme yeneen dëkk yëpp noonu la Taïba Ndiaye amee problème waaye man fi may insister moom wax na ko mais mooy dañoo jàpp gis temps yi ay multinationales ñoo ni envahir certes amoon na fi ay sociétés nationales yi fi nekkan doon opérer mais ces dernières années là nag ay multinationales moo ñu envahir te Taïba Ndiaye la muy wax c'est une commune rurale di dundee mbay 80% yëpp mbay la ñuy dundee te entreprise bu ñëwee daa soxla suuf te it commune beeg suuf yaatul te gis nañu borom suuf yi malgré ni ñëwee dañu envahir sax mais gis ñu seen bopp. te baykat kuy dunda mbay ku ko xañ suuf xañ nga ko lépp kon loolu problème mu mënta passé foofu leneen la sa gën a garaaw mooy entreprise yooyu dëkk ak ñun pollution bu ñu jox muy pollution atmosphérique sëñ bi wax na ko léegi ca Gàdd Ngomen mais loolu commune bépp ñoom la ñuy dund fanaa ne la fii ICS fajar doono yi ak yeneen tooben boobu fi ak ay machine am à 0 mètre bërki démb gis nañ beneen multinationale muy parc éolien bu Taïba Ndiaye bii bu ngeen xoolee seeni caméra seen ngeen vantaay yooyu ñu tiim te dem na ba mënatoo xam dëkkuwaay yi ak surface entreprise bi te nit nag première chose bi mu am mooy cadre de vie am mën ngaa ñàkk lu ne mais cadre de vie mooy lépp ñun nag loolu lañ amatul cadre de vie amatuñ ko kon jot na
population yépp muy politique muy religieux muy chef coutumier ak muy jeune ak femme ñu jóg parce que nit ki dëkkuwaayam dong la am environnement te ñun nag suñu environnement c'est menacé loolu du lu ñu inventé on subit toutes les sortes de pollution muy pollution atmosphérique muy pollution sonore éolienne yi bu guddee bu dawee fii ngay toog bruit bi c'est boo ubbi sa fenêtre doo nelaw tey noonu la naa dëkkee ñun man sax jaaxle naa ci ba doon dugg YouTube di xool éolienne nan lay demee ak population yi mais fi ma dugg fépp partout en Europe c'est en dehors des civilisations day sori dëkkuwaay ñun nag boo xoolee dañu wër jigéen ñi lool te bruit bii mën ta ñàkk parce que c'est le contact ak le vent rincé wul deful dara parce que dañoo jige loolu nag su amee amatuñu fu ñu yëngutoo économiquement sunu santé se menacée parce que dans toutes les pollutions ñoo ngi koy dund kon damay wax ni askan wi war naa jóg kon le collectif bii taxawal lii ñoo ngi leen di sant di gërëm tamit honneur bi ngeen mbay fii ci Taïba Mbaye ñu defee fi émission bi ndax commune bépp la ñoo ngi leen di sant à travers son président Cheikh Lo kon ñun ñoo ngi leen di encourager parce que damay ko faral di wax nit daal fu mu nekk cadre dëkkuwaayam moo ko mën a defaral boppam ndax moo fay dund keneen ku la mënal wax ni la ñëw la moom moo xam la fa ne moo fay dund. askan wi ñoo mooy yóbbante. asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santam di rafetlu jataay bi tey wax ni lii war nañ ko def bu yàgg ndax lii lu am solo la ndaxte jàpp naa ni day ñun ki nu njëkk a yàpp mooy sunu maire dañ ko wax te dee wax ji bu ko kenn raay ndax mënul nga jiitew askan ñu doyloo la teg la seen kanam nit ñëw di foqan ñi seen alal nga ànd ca ak ñoom ne pat lànk kon complice la ndax bu nekkoon complice bu fay entreprise ñëwee day woo population bi ni leen kat lii ak lii war na fee ñëw dama bëgg ñu taxawee nii ak nii ngir seen intérêt waaye loolu yitteelu ko li ko yitteel mooy xañ na ay prime de signature moo ko yitteel ak ay patentam yu muy def ci meereem loolu rek moo ko yitteel comme ni ko Cheikh waxee ñun fële Minam au niveau des villages bi fa Senelec ñëwee dafaa jël suuf su bëri man xaw ma Senelec courant ko tax a jóg xaw ma day baana suuf lu ma jaaxal la parce que léegi foo laal ñu ne la bàyyil Senelec ko moom day jël di jaayaat yeneen entreprise sax suuf am na ci terrain yoo xamante ni benn ci man danoo ñëw ni leen fii mënatu leen fee dëkk ndax environnement bi te amul benn centime bu nu jox ni dañ leen a dédommagé amu ci kon loolu lan la injustice joxaat la terrain foo xam ne presque mook tali bi lee mu jegee 1 kilomètre loolu kan moo ko soxla te bëgg dëkk kenn ñaareel ba Tawen Port bi muy ñëw dafa am loo xam ne da ko waxoon ak population yi ci kanamu sous-préfet ñoom ñëpp ñu ngi toog mu ni population yi chaque 6 mois dina leen consulter ba xam am na feebar bu fi am déet waaye gis ñu ci dara beneen ba mu wax ni dinaa leen tabaxal benn stade boo xam ne 1000 places lay doon boobaak léegi juróomi at gis ju dara mu dellu waxaat ni dinaa jël ñaari bus pour élèves yi nga xam ñoo nekk ci village yi jàngi Taïba Ndiaye wala feneen fu mel ni Tivaouane mu leen transporter leen yóbbu pour yombal leen ko gis ñu ci dara mu waxaat ne tamit da ngeen former benn club boo xam ne da koy subventionné chaque année lu ci war mu def ko 0 mu ne wa tamit dispensaire ba fa nekk case de santé ba dina fa def ay garab di leen ko may waaye dara te Tawen Port boo gisee saxaar si muy dégagé nga xam ne lii baaxul ci wér-gu-yaramu doomu aadama parce que ni nga ba jàgg sa bëti day wex xat nga am looy sentir sa gorge bi
kon y a quelque chose te loolu amu fi woon kon bu fi amee kan la moom du kenn ku dul moom kon damaa yaakaar ne ñun kenn yëpp kenn dong la muy monsieur le maire. kese moo ñu yëpp du keneen wasalaamaaleykum wa rahmatullah. maire bi moo ñu yëpp maire bi moo ñu yëpp. askan wi ñoo ma yóbbante. à travers la commune am na ci point yoo nga xamante ni c'est reste identique mais am na ay problèmes spécifiques chaque village am na ses problèmes spécifiques raison pour laquelle loolu moo tax ñu ñëw fii au nom de Jingué pour wax jafe-jafe yi nga xamante ni bii ñoo ngi koy dund ci suñu dëkk di Jingué tey Jingué boo fa demee la fa nekk ci kër mat na ñaar téeméeri kër la population boo ko doon estimer mën nga ko estimer à 2000 âmes kon loolu du dëkk bu ndaw te on a des droits au niveau du conseil municipal droits yooyu nag la jeunesse s'est réveillée pour dénoncer la situation bi nga xamante ne tey moo fa nekk biñ ci jëkk cité mooy problème bi nga xamante ni bii am nañ ko ñun waa Jingué mu di wàllu ndox mi boo xoolee depuis tabaski ba léegi ñun waa Jingué amuñu ndox dañuy rootaan te yaakaar naa rootaan boobu vraiment rootaan boobu metti na ci borom kër yi metti na ci jigéen ñi amuñu benn situation bu amélioré par rapport ak loolu ay promesse rek lañ ciy am parce que promesse yi njëkkoon am ci situation bi pendant la période tabaski mooy que ni ñun waa Jingué suñ problème ci wàllu ndox bi mooy dañu raccordé ak dëkk bu ñuy wax daaf loolu moo waral suñ niveau de pression faible ñu ni ñu léegi dañuy génn ci situation boobu raccordé ñu directement ci forage mais ba léegi forage daal di xëddeen tey la rootaan mi gën a metti ci Jingué te ñun waa Jingué selon les statistiques mën nañu wax ni benn dëkk gënuñu fi respecté fay facture ndox ñun li ñuy consommer dañ koy fay kon nag nañ ñu jox suñu ndox à temps juste et à temps kon yaakaar naa tey ci gestion forage bi ma ngi fay Sénélec par 1 mois par 2 mois la ko Sénélec di facturer te au niveau des 35 villages yi nga xam ne ñoo fi nekk ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañ bénéficier ci forage bi dañuy jot seen facture chaque fin du mois donc tey su ma ko doon jël ci wolof su ma koy misaal mais suñu amee suñu bokk benn mbayam boo nga xam ne dafa am magasin bi mu yor chaque 2 mois dina si génne benn saaku ceeb waaye chaque mois dina dugal saaku ceeb kon bu ceeb bi manqué war nañoo laaj fan la ceeb bi dugg kon ce qui veut dire que kon forage bi bu ñu nee dañuy amal bor Sénélec war nañuy xaar di laaj xaalis bi commune bi di verser fan la dugg kon ñun waa Jingué nag suñu ndox la ñuy laaj nañ ñu ko améliorer la situation parce que il est temps te doy na sëkk nag ci rotaat bu ñu jógee ci loolu bokk na ci problématique yi nga xamante ne bi am nañ ko au niveau du village muy caxateem suuf mi nga xamante ni bi le président wax na ko léegi mais ku ne xam na ni même ki jàngul sax war na xam ni lotissement bu ko commune du def dafa war a procéder li ñuy wax le terrassement d'abord def investissement mais dañoo ñëw ci village bi gëmal ni ñu bu ngeen lotissé wul dëkk bi d'ici 5 ans du kenn dootu ko lotissé c'est parce que boobu am nañ benn conception politique bu am foofu parce que élection locale yi c'était prévu le mois de décembre dernier donc tey suñ gëmalee loolu population bi dañuy jàpp ni suñu lotissé wul lotissement bi fi la ñuy jaaree forage daal di xadeen te Jingué ni ma koy waxee bokk na ci dëkk yi gën a mag yi nga xam ne depuis 1976 kenn lotissé waatu gu ko woon kon loolu moyen ak avantage la boo xamante ni moom lañ ci bëggoon tirer pour lekk suuf si caxatee ko te chaque tête bu nekk yaa ngi versé 50 000 francs pour que nga mën a am terrain te li ñu wax mooy biñ leen nee nañ ñoon defal terrassement bi li ñu wax mooy dañ ni pelle mécanique bi nga xam ne moo nekk ci commune bi dafa panne mais xanaa commune Taïba Ndiaye la commune rurale la plus développée au Sénégal. askan wi ñoo ma yóbbante. ñun moom loolu naa dund gu yaan loolu wolof naa dund gu yaan moom la ñuy dund maanaam dundoo deewoo ci diggante bi nga nekk ñun dund googu la ñuy dund parce que dara gënto mit ñu ni
commune bi nga dëkkee mooy commune bi gën a riche maanaam wala mooy deuxième commune bi gën a riche ci Sénégal te li fi nekk ci employé ci société yi ñu wër bari na mais Taïba Mbaye gi yi ñu nekk nii mënoo fay jëlee 3 employés yoo xamante ne ñu ngi liggéey maanaam ci usines yi ñu wër te diplôme bu ñu soxla ci usines yi morom diplôme bu ñu soxla am na fi rawat na diplôme yi nga xamante ne moom lañ gën a ëpp lu ñuy jël ñoom usines yi nga xamante ne ñoo fay implanté muy safoor ndaje mi yëpp mën naa ne boo génne woon ñi fi nekkul safoor doo am fukki nit li mbooloo mi bari boo génne woon ñi fi nekkul ay safoor du mat fukki nit mais amul benn employé boo xamante ne yaa ngi dëkk bi di liggéey ci entreprise yi ñu wër bañ nañ ko ñu ci bari lem nañ seen diplôme seen taatu gaal dem Dakar di jaayi jën xam nga sànq wax naa la ko bi avant émission bi démarré nee naa la mboolem jaaykat jën boo gis boo ko ne Taïba mu gestu la ci commune bi la dëkk mboolem dawalkat saret bu nekk Ndakaaru boo ko ne Taïba mu gestu la ci commune bi la dëkk te ñàkk liggéey ci seen gox moo tax ñu daw foofu dafa daal di seen i doole kon war na leen rek maanaam fii lu lay wax lu ne rek maanaam lu dund la sa commune li muy dugal ci budget chaque année wala patente bi nga xam ne mi ngi fi dugg chaque année bu la ko tuddal ci xaalis tey nga ni lii war na mën a nekk te employé yi te àll bi lañ koy jëlee bàyyi ñi nga xam ne dañoo dëkk bi rawat na Taïba nee naa ñaari employé la am te li ñuy wër ci ay entreprise mat na 5 entreprises dëkk bi li muy rëy te boo xool tamit yeneen village yi xam nga ñoo àndan di tourné def tourné ci village yi yeneen village yëpp noonu la fa demee emploi yi nga xam ne moo fa ëpp solo Taïba Ndiaye la nekk. fa la maire bi dëkk daal. waaw fa maire bi dëkk. parce que xam ne loolu sax da leen koy neexal ñu ciy bari maanaam bu ñu waxoo mu leer ko ni kii am waxkat la mu jël la dugal ci poste nga noppi. waaw looy daanale. li may daanale mooy maanaam recette bi nga xamante ne mu ngi dugg suñu commune te maire bi mënoo teg baaraam ci dara ni li maire bi ko fi def. loolu bokk na li ma nga xamante ne moom gën a naqari gis nga école français bi boo fa demee ponkalu mbaar fa nekk ñaari classe la te man am naa yaakaar de ni commune Taïba Ndiaye war naa mën a dépassé foo xale di jàng ci mbaar waaw. askan wi ñoo ma yóbbante. man la Mame Ndiaye président association ànd defar Taïba waaw bëgg nañu ko saa jigéen ñi ñu geesu leen bu baax a baax fii ci diwaanu Taïba Mbaye ndax Taïba Mbaye daanaka usines yi fi nekk ko wër yëpp. jigéen ñi gisuñu seen bopp ba ñu man mii di wax ak yow maa ngi association bi fii ci dëkk bi waaye amul benn nit boo xam ne jël nañ ko ci usines yi muy liggéey te ñu ngi jël ñoo xam ne dañuy jël di leen toggal ak femme ménagère yëpp mu ngi fa waaye ba tey loolu jamono yee bëggoon nañu ndax dafa am ñoo xam ne dañoo ñëwoon fi defal nañu formation transformation lujum def nañ ko def agriculture def maraîchage yooyu yëpp defal nañu ko bi xamee dem nañ ba nga xam ne terrain lañ bëgg dañu Taïba Mbaye mënuñu cee am terrain boo xam ne pour jigéen ñi la may laaj ba xam loolu moom jigéen ñi Taïba Mbaye dañoo ñaanu ñu avancé wala dañoo xalaat ni ñoom mënuñoo mën a liggéey dara ba ñu tere leen ni leen terrain yooyu doon ci mën a jot wasalaam. askan wi ñoo ma yóbbante. man maa ngi tudd Mamadou Lamine Diouf di représenté waa Ndomor en fait dañuy yëkkati benn point ñu soulever ko. xam nga ñun dañu yore ay tool maraîchage fële à Ndomor ñu ngi ko tuddee les Kaken léegi foofu dañ fa ICS daf fa daan def ndox mais à un moment defatu fa ndox te ku ne xam na ni bay defe na ni ku réew mun bëgg a naat bu ne dina dellu ci suuf léegi dañ fa doon def ndox ñu fay dem di fa daan doole dëkk yi nekk fi yépp ku ci nekk daan na fa ñëw di fa am dara mais depuis boobu ba léegi ñu xañ leen loolu amatuñu ndox. ñu ci bëri doon fa daañ doole ñii amatuñ fu ñu jëm te aussi les jeunes diplômés yi nga xam ne doon ñi jàngi woon ba ñëw parfois fa lañ doon dem di daañ seen doole léegi amatu privé nañ leen loolu amatuñu loolu jëluñu leen ci entreprise yi ñu liggéey kon fan lañ jëm donc lu ñuy jooytu la. askan wi ñoo ma yóbbante. Taïba Santhie nag moom dafa nekk dëkk boo xamante ni comme li ñuy wax rek. sagam ñëpp a dee gën jogoy Taïba Santhie raaraay da ko wër ci côté yëpp nii la ko wëree poussière bi côté bu nekk la leen di jógee foo demee fi mu ne xale yi amul mag amul ndaw xale yi koo gis ma ngay sëqat di soj lu ne mu dal na leen te li nga xamante ni moo aman mooy kani waa Ewalia bi ñu fi ñëwee li ñu waxoon mooy kani case de santé boo fu nekk dañ leen renforcer ay garab defuñu si dara li ci nga xamante ne moo ëpp solo mooy kat yi maire bi nga xamante ne moo fa nekk Taïba Santhie boo xoolee amul ay liggéeykat
ay daankat ñoo xamante ni seen doole kese leen yor ñoo fa nekk ay xale yu bari versé nañ ay 50 000 bëgg ay kër bëgg na ay kër dem nañu ba ay 5 ans 6 ans mënuñu leen jox seen kër lekk nañ seen xaalis ñoom xaalis bi nga xamante ni moom la yoroon pour war ko tabaxee jaay nañ ko feneen vraiment nekk nañ loo xamante ni maire bi joxu leen ay kër jël na seen xaalis xamuñ fu ñu jëm ak ñoom bi ci des mooy kan yi am na ay kamb yoo xamante ni moo fa nekk ci dëkk bi xale yi fa la ñuy fooyee guddi fa la ñuy fooyee bëccëg ay jaan ak lépp a nga fay traversé xale yaa yëpp ñoo fa lay fooyee te maire bi waxoon na dina sax kamb yi defu ko tey bi sañ ci nag problème yi mu am bëri na trop bu fekkante ne temps bi may leen ko mën nañ cee doon seet lu bëri emploi yi nga xamante ne ñu nekk ci entreprise yi amul ci benn amu ko benn sax amu ko ci benn ICS benn lan ci am amuñu leneen loo xamante ni kenn koo xamante ni mi ngi liggéey ci entreprise yi nga xamante ñu nekk fii tey sañ ci moom mu gën a dee te boole ko nii la ko raana yi wëree poussière bi moom kenn du xamul fu mu dee ak moom askan wi ñoo ma yóbbante lii fi xew tey yaakaar naa ni askan wi ñoo ko seetaan dañ ci teel la jóg ndax waral nañ ci teel a jóg waaye nag rien n'est trop tard waaw jàpp naa ni daal incha allah am naa yaakaar ndax ndaw ñii ma gis nii ñi fi teew ñëpp am naa yaakaar ni nii ñu taxawee suñ ci taxawee lépp loo nga xamante ne am na fi ci naka sudul noonu dina saafaraw loolu jàpp naa ni ci kàddu yi gàtt parce que aussi 3 minutes yi ngeen ñu may dafa xaw a gàtt parce que li ñu waroon développer dafa bari parce que affaire yi éolène bi yaakaar ne amul kenn koo nga xamante ni moo ko gën a xam ndax depuis le départ ba léegi ñun xam nañu luñ ci waxal luñ ci digge woon li ma ciy jël rek la nga xam ne moo gën a tuuti mooy ci wàllu ndox mi ñoom dañu waxal suñu ñëwee dañuy defal ay forage suñu def forage yooyu dañ ñu woon dañ ñu koy defal ñoom liggéey ci suñu paree bàyyi ñoog forage yooyu mais tey jàpp naa ne am na ko wax léegi ni jingee effectivement suñu ndox la ñuy ñëw di ko utiliser ba xam ne moo tax jingee ñooñu amuñu ndox parce que dañuy jël ndox mi te ñoom actuellement léegi ñu ramasser seen bagage dem parce que yaakaar naa ne léegi ñu commencé produire donc loolu bokk na ci li nga xamante ne ñoom ñun lu amoon solo loo xam ne Ablaye Diop Goot moo ko proposé woon ni leen nuñ fa bëggoon ay forage ñoom ñu d'accordoon ci waaye ba tey jii loolu amul. ak yeneen. yaakaar naa pour gàttal ko waxtu waa ngi jot foofu la ñuy yem xam naa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. askan wi ñoo ma yóbbante li nga xamante ni mooy le problème pollution des ICS commune bi yëpp la laal mais yaakaar naa à des degrés variés Gadde Engomène nag dañu nekk ci digg mine bi suñuy def la situation géographique de ces deux villages mooy à l'est foofu ñu ngi am les anciennes carrières à l'ouest ñu am convoyeur boo xam te ça s'étend sur 7 kilomètres mu coupé village yi en deux au nord ñu am l'usine d'exploitation au sud ñu am usine mine et phosphate donc au milieu de ce cercle ñaari dëkk yooyu foofu lañ nekk de part et d'autre pratiquement 500 mètres mooy dox mine bi ak dëkk yooyu bu ñu xoolee convoyeur bi nga xam te ni mooy relier l'usine d'exploitation ak l'usine de traitement ça s'étend sur 7 kilomètres mu coupé suufu dëkk yi bu ñu nee coupé suufu dëkk yi convoyeur boobu 7 kilomètres la benn pont moo fa am te am na baykat yoo xam te ne nii seeni tool mu nga féete ca beneen wàll ba kon ñooñu mënul ñoo accéder seen suuf foofu te suuf boobu indemniser wuñ ko xam nga ni 7 kilomètres baykat bu bëgg a virer 7 kilomètres pour jéggi benn pont pour dem bay sa tool ñu ci bari jëratulu leen ko seen tool yooyu dañ koo ñàkk beneen bi nga xamante ni moo ciy topp mooy la pollution bu ñu waxee pollution muy pollution sonore pollution de l'air dégradation des sols bi ci gën a yéeme nag mooy fuite de gaz yi nga xamante ni mooy am fuite de gaz yooyu bu amee bu tagee ci garab yi da koy lakk bu tagee ci ñax mi da koy def noonu te kenn ku ne xam na ni bu lakkee ñax mi jur gu ko lekk da ngay dee te ku wax baykat ni wax bay ak sàmm te yaakaar naa ni boo privé loolu baykat muy bay ak sàmm yaakaar naa privé nga ko viam mooy dundam parce que yooyu mooy
source de revenu am te loolu bu ko amatul ñàkk na lépp kon kooku yaa ngi koy condamné à la mort beneen bi nga xamante ni moo ci toppaat mooy problème bi nga xamante ni nii à chaque fois mooy ñëw mooy fuite de gaz yi day affecté li nga xamante ni nii ci dundu doomu aadama la bokk man dama yaakaar ni Gade et Ngomen le droit à un environnement sain bi nga xamante ni wax nañ ko ci constitution bi ñoom moom bokkuñu ci wala buñ ci bokkee tamit lépp li nga xamante ni mooy suñu àq ak suñu yelleef bafoué nañ ko parce que à 500 mètres de la mine dañu wax ni foofu benn dëkkuwaay wuru fa nekk te loolu moo ñu dal te bu ñu xoolee dëkk yooyu amuñu benn infrastructure tey nii ma leen di wax ak yéen Gade et Ngomen gone ya ci abri provisoire la ñuy dëkk la ñuy jànge buñ nee usine ba mu ngay génne ay milliards te dëkk ya fa nekk mënuñu am école bu baax sax buñ mën a jànge mënuñu am courant mënuñu am case de santé ça pose un problème kon li ñuy wax la responsabilité sociétale d'entreprise ñun gisuñu ko wala la responsabilité sociétale d'entreprise mooy yàq suñu environnement yàq suñu gàncax yàq suñu suuf jël suñu suuf def li leen neex wasalaam. askan wi ñoo ma yóbbante. ñun suñ côté yee boo demee 5 villages yee ne 5 villages boo ko jàppee par village mën naa ndaw mais boo nu boolee comme 5 villages yëpp dimension Taïba Mbaye ngeen di jox wala dimension Taïba Ndiaye kon donc dama bëgg a xamal maire bi ak communauté municipale bi yëpp suñ 5 villages yee ne bu mu nu jàppee ci benn gox bu ndaw donc bu nu amee benn école dénommée l'école de Kër Madiagne école boobu depuis 2000 mënut a weesu 3 classes 3 classes mënu koo weesu. CI CP ñooy bokk benn classe C1 C2 beneen classe CM1 CM2 beneen classe ça c'est déplorable n'est-ce pas maintenant am na yeneen ñaari classe abri provisoire yu ñu fa def foofu boo fa demee sa yaram day daw boo xoolee asamaan si da nga koy gis dër bi baaxul les élèves s'assoient par des briques loolu bu la nee ma ngi am si au sein de commune Taïba Ndiaye yu mel noonu avec toutes les potentiels ici Tobène Po ne fi joxe ay impact ay patentam éolien bi ne fi joxe ay patentam ci conditions yu mel ni loolu moom vraiment ñoo ngi koy ñaawlu beneen bi ma si dolli rek muy suñ côté yee ne naam électricité bi ëcc na fa électricité bi ëcc na ba sa biir wàcc na si quelques maisons mais bi mu wàccee danoo waxal ni ay demandes collectives ngeen di def chaque compteur nga joxe 5500 ñu def demande yóbbu ko Sénégal yóbbu ko Mboro mais il y a des mois depuis mois de février ba léegi ni may wax ak yow 12 compteurs moo fa jot a wàcc ak beneen ak yeneen yoo xamante ni nii ay mbuxum ay maguy ngay def si suuf maanaam da ngay dem def say démarches ñu andi la man je ne sais pas combien tu payes mais en tout cas demande collective yéen defan ba léegi nii amul solution. askan wi ñoo ma yóbbante. di la xamal nag ñun wax dëgg yàlla Taïba Mbaye gii ñun paa yi 100 ans ñu di ko bay musoo bay ba am fanweeri junni yu mat dégg nga boo xamante ni nag ñëw nañu yàq suñuy tool léegi li nga xamante ni moom lañ ñu fay wóor na yàlla boo ko seetoon ñoom kii bi ñañu 1000 milliards xaw ma presque wala 200 milliards daanaka fee nag barke bi milliard bu mat boo ko calculé séddale wuñ ko milliard séddale wuñ ko waaw milliard séddale wuñ ko léegi baykat boo xamante ni nii musta payé 200000 nga ni ko dinaa jaar sa dig ko digga dig ba mu gëm ko ñu ñëw ni signal ñun ñu luñ ci xam ñu daal di signé ñu signé ndekete ñun li ñu signé xamuñu dara te ki nga xamante ni moo ñu war a soutenir signé topp tool ñu ko ba teg ñu ci yoon wax dëgg yàlla defu ci dara. muy kan. muy président Alilo defu ci dara waaw defu ci dara léegi xoolal jumaa ji doy nii jumaa ji doy nii ñu di ko liggéey fii juróom-ñaari at liggéey bi yëpp moom la diire barki démboo suñu xale yi tukki ak ñi ne ci dëkk bi ci lañ dajalaat bi ba am 4 millions def nañ ko ci karo yi fi mu ne tembe bee def nañ ko ci waaye dërëm bu ko àggale nekk gu fi te xoolal ICS ak Taïba dëkk fii
ak per émilienne bi ñu di rek dërëm dugg ci waaw loolu lu ko gën a métti tool yi ñu yaakaaroon di ko bay yàq nañ ko sama tool ba fii ma am ko fii ci ndéet bi per kii bi émilienne bi jaar fa man defuma fa gar defuma dara dama fa daa bay gerte di fa bay dugub léegi ñuy ñëw ñu ne terre nii la barke bi bu njëkk ba fay gu njëkk ga ñaari fay xam nga yooyu yëpp ay nax la ñaari fay lañ ñu fay gu njëkk ga fanweeri junne juróom la ñu jox beneen bi ci des ñu jox ma 200 000 ca tool ba ci sa tool ba ñu demee ñu ne ñu ngi calculer dugóor yi kàddu yi dugóor 1000 francs xiis ñaar téeméer mango 40 000 loolu lu muy jëriñ loolu lu muy jëriñ loolu lu muy jëriñ bar ñun daal wax dëgg yàlla ñun li ñu nekk xamuñu ko sax ndaxte këf kaa ngi nii événement baa ngi nii xool dañoo wër kap ICS bi yow yaa ko wax dégg nga ko wóor na man léeg-léeg ma xëy man mi waxuma garde ngomen de garde ngomen gi ko sol waxuma leen waaye ñun ñi nga xamante ni dañoo xaw a feresu rek léeg-léeg ma ubbi sama bunt bii su ma nee nii xat gi barkeb li ma bu ma nee sël damay bëgg a daanu damay bëgg a daanu askan wi ñoo ma yóbbante. suñu gox bi muy Taïba Ndiaye dafa nekk Mambay wax na ko sànq ci communes yi gën a riche sinon juróom yi gën a riche ci Sénégal mais malheureusement population yi gën a pauvre fi nga koy fekk lii fi ñëw nag instant bi avant moom muy parc éolien bi parce que coow li moom la mais avant moom ñun dee nañ ICS noor nga fi war a ñëw Seydina Omar boo xoolee mango yi wow koŋ lañ def ñun ñoo leen gën a wow nit moo résistant rek mais kon nag ni ñun dee nañ bu yàgg metti na nag sànq sa mbokk mais waa jinge yi wax na fi ndox xam nga responsable parc bu toll nii diggoon ñu forage defu ko ba pare ngacc ndox mi ñu am kus néew di ko yóbbu ba pression bi manqué ba population yi mënatuñu am ndox xam nga loolu dara gënu ko yées man jinge foofu laay servir xam nga parfois dafa am yu ndaw yoo nga xamante ni nit ñi duñ ko gis ñun dañu am problème toilette ya fa ne raxas ko xool boobu hygiène ñaata ndongo ñoo fa nekk yoo xamante ne feebar yooyu ngay xeeb muy choléra muy yeneen mën na fa xew parce que toilette kenn mënu ko raxas parce que ndox amu fa ñun parfois sax dañu am problème mu naan yaakaar nga ni si commune boo xam ci 5 yi gën a développé loolu problème boobu warati na fa posé yooyu mooy li gën a néew muy électricité courant yooyu dañ ko waroon dépassé fii ci commune Taïba Ndiaye xam nga ñun pollution ICS lañ doon subir mu xaw ñu rey pollution sonore ñëw na léegi bu guddee nii dañ ko taalu instant bi da ngay dégg te quelque lañ ci taal de imaginel bu yu ñu wër yëpp takkee ñun fan lañ jëm ñu war a dëkk ak ñoom pendant 20 ans ak ñun nan la ñuy def ñun boobaa nan la ñuy def te pareegul de damay ñëw ci suuf si nii xam nga nit bu fekkee ba mu juddoo ba léegi lii moo nekkoon source de revenu moom ci la doon amee li mu doon dunde mu nekk loo xamante ni dafa naroon a wéy ba ci ay sëtam nga ñëw jël ko li nga koy remplacer du indemnité benn yoon muy benn 350 000 benn 500 000 mu jeex tàkk dafa war a nekk lu durable man dama gëm ni indemnisation ba dafa waroon nekk annuel à défaut d'être mensuel ça devrait être annuel. askan wi ñoo ma yóbbante. kon mbokk yi loolu di ay kaddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci askan wi kon émission bi dañu ko tàmbalee noonu lañ koy jeexalee rek dañuy delloowaat kaddu ki nga xam moom moo di Cheikh Diop moom mi nga xam moo jiite collectif bi Cheikh dégg nga kaddu yi nga xam moom la fi gaa yi yëkkati ana ban commentaire nga ciy def laataa ñu tàggatoo. waaw naqar bu rëy ndax li nga fi jot a wax depuis 15 heures ba depuis 17 heures ba léegi mënuñu lenn lu naqar ndax ku wax ba daaneel rek sa moroom jël danga naan lii foogoon naa amul ci réew mi te pourtant am na ci réew mi je pense que daal ci tënk je pense que ñu def synthèse par rapport ak li am mooy dañ koy remonter un peu dans l'histoire ICS def moo fi jiitu di ñu teg ay produits chimiques
ba lor askan wi ñu foog ni ci loolu rek la ñuy dund courant ñëw ci chimie lañ jëm jóge ci électrique la ñuy daanu moom it diñu teg ay produits chimiques diñ toog ñu foog ni fa la ñuy yam sonore ñëw ñu foog ni rek fa la ñuy yam mu ñuy teg ay pollution sonore diñ teg pollution sonore ba foog ni fa la ñuy yam foncier ñëw kon nag jaww ji c'est le mal sonore bi c'est le mal la terre c'est le mal donc le mal est partout en résumé loolu nag bu amee je pense que ñun d'abord étape bii nga xamante ni nii fi lañ toll ñoom fi la ñuy commencé jëm ci beneen échelon ndax man je le répète encore wax naa ko léegi man ni ma gisee àdduna ñuy xeexe ak les industries man dama jàpp ni c'est pas la bonne méthode à mon avis la bonne méthode mooy nga mettre li tubaab di wax les pièces à conviction ñu traduire ko devant le tribunal public ñépp gis ko mooy lii bu nu demee nag ba li nga xamante ni nii mooy jafe-jafe yi ñu jànkonteel àdduna sépp teg ko bët on va aller voir ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk les experts juridiques ñu ànd ceeg ñoom ñu accompagner ñu traduire ñi nga xamante ni ñoom les fii devant les tribunaux man loolu laa gëm parce que loolu mooy solution bi li yoon may nag ñu jël. est-ce que dina am aboutissement d'autant plus que ñu ay multinationales mais un multinational ne peut pas être au-dessus de la constitution ne peut pas être au-dessus de la loi réew mi nag